jërë ngeen jëf mbokk yi ñu am mbégte nu ñu koy defee saa su ne dañ dégtal seen émission autour du micro te nag dañoo am mbégte parce que mooy suñu jigéen bu njëkk buñ dalal autour du micro xam naa loolu xamu ko woon sax soxna Yacine Fall soxna Yacine Fall ñu bëri ñu xam ko parce que liggéey na dans les institutions internationales organisation Nations Unies boo mënta tudd rek boo xam ne mi ngi doon nekk ci liggéey ci Afrique ak ci àddina bi yëpp yëngatu na ci bu baax a baax ñu xam ko tey jii nag ci wàllu politique mu jege lool ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko àndoon ak moom ci li nga xam ne moo di campagne bi nekk koo xam ne tamit mi ngi ci wetam kon ñu fas yéene séq nag moom waxtaan ma jox ko kàddu gi rek mu nuyoog ñu ñuy seetaan laata ñuy tàmbali waxtaan bi. Fapal maa ngi lay nuyu di la gërëm ci invitation bi di nuyu Sénégal li ñuy seetaan ci biir dëkk bi ak ci bitim réew ak tamit di jaale suñu mbokk Sénégal yi ñàkk seen bakkan di ko jaale seeni famille ci Covid 19 bi di ñaan yàlla ñi nga xam ne ñu ngi tëdd tamit yàlla na leen yàlla may wér may leen feex ñu génn ci loolu. soxna Yacine Fall li ma lay njëkk a laaj moo di dama seetlu ci mbiru Ousmane Sonko da ngeen gëm ne complot la lu tax ngeen jàpp ne complot la. dañu jàpp ne complot la pour plusieurs facteurs. Premier facteur bi moo di nii gis nañ ni Macky Sall dafa nekk njiit boo xam ne bii nanguwul wujje ñu seet ni képp koo xam ne kii ni tey jii mësoon nga taxaw Macky Sall gis ne yow mii kat représenté nga menace ci moom. ngir ni daal xëy na mën nga dekk ci digganteem ak sénégalais yi ba faloom di nga ko xaw a yàq ci dara faagaagal na la bi nga xamee ni Khalifa Sall gagné na mairie de Dakar mu jël Mimi Touré jël ko yabal ko jàpp jéem ko ngemb ni ko xeexal ak Khalifa Sall moom mu wóoroon ni ko moom ci boppam mënu woon daane Khalifa Sall ci Dakar ca laa jàpp ni kii ni ma ko gisee ak ni ma ko xamee dina dal ci kawam mu dal ci kaw Karim Wade mu dàq Ousmane Sonko ndax Ousmane Sonko rek am na fitu nekk contrôleur des impôts di saytu def liggéeyam di saytu Macky Sall naka lay awale entreprise bi mu amoon ndax fay na impôt wala bien que chef d'état la mu jóge ci loolu mu jël ko gis ni moom am na chef de parti la te avant mu nekk dafa jiite woon syndicat mu commencé ko teg bët bi mu gisee ni di ko topp nag parce que Macky Sall dafa yàgg a topp Ousmane Sonko depuis bi mu commencé di ko defal vérification la ni xaw daye di ko amoon di lu tax mu am sañ-sañu dima laaj dima def vérification d'ailleurs sax kilifa Sonko ne woon na ko tax ngay dem di vérifier président la luy moom bàyyi ko noonu donc yàgg na di ko teg bët ci loolu mu topp ko ci syndicat des impôts topp ko ba mu créé parti dàq ko ci fonction publique li nag di ko set lu ne mu lañ bat ko ci moom xool nañ ndax sàcc na suuf xool na ndax def na malversation financière sàcc ndax lubal na xaalis ci liggéeyam gisu ko ci nee na leen bu dee gis ngeen ni man am na benn kër bu ma yore te moom ma ko bu du kër gi ma dëkk ay ca wax leen ma ko mënu ko jàpp ci loolu te loolu la daan jàppee nit ñi ci gestion bu ñu amoon mu am tuuti même bu dee sax ñeneen ñi dañ ko daan def mu am tuuti loo xam ne li awul yoon mu ni nag léegi naa ko fexeel donc ñun jàpp nañ ni Macky Sall dafa yàgg di traquer Ousmane Sonko pour jàpp ko ndax Ousmane Sonko beneen bi moo di ni Macky Sall dafa yàgg traquer Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko taxawaayam programme am fit gi mu am di challenge li nga xam ne Macky Sall ñemee ko tudd muy suñu relation ak France ci accord de partenariat yi ni France toog ci suñu économie entreprise française bu bëgg a daanu bu ñu la indi fii Sénégal lañ lay indi suqali la fekk la seen ay chômage ñu indi fii créer ay emploi pour seen bopp ak seen i nit ñëw fi ubbeeku fi defaru ba baax dem dans la sous-région muy Eiffage muy Orange muy Auchan ak ñoom seen donc mu ak Ousmane Sonko fi bu am di attaquer donc les accords yi ñu am ak France
di attaquer tamit le franc CFA bi nga xam ne bu tudd la nga xam ne franc CFA bi nga xamee ne mi ngi Macron mi ngi jóg naan dafay soppi sax taxawaayu franc CFA ci suñu économie ci dans la zone franc jëlul sax tam nga yëgal ko Macky Sall Ouattara rek la ko yëgal daal di dem daal di nii léegi daal def naa yenn coppite yu ndaw ci franc CFA mu daal di ni acca waaw góor kon Macky Sall dafa jël France teg ko foo xam ne fii ci te xolam la ko teg ko ci kaw sénégalais teg ko ci kaw lépp intéressant donc am naa Ousmane Sonko am fitu challenge loolu am fitu teg projet économique c'est-à-dire que naka la ñuy suqalee Sénégal économie lu xam ne dafay soppi doxalinu réew mi jox réew mi ci doomu sénégalais yi teg ko ci yoon woo xam ne wii kenn mësu ko gis muy ñaareel bi ñetteelu facteur bi nag mooy ni Macky Sall dafa soxloo divertissement ndax Sénégal tey dañu nekk ci situation yu tar waaw te soxla woon a sénégalais yi ñu orienté seen xalaat ak seen wax ci leneen comme li ñu naan tubaab faire d'une pierre deux coups c'est-à-dire que tey di nga mën a régler ñaari problème ci benn rek problème mu jël sa opposant faagaagal ko ak tamit problème mu divertir sénégalais yi et trois dégg nga loolu la wala mooy lan moo di ni am nañ fi mbëkk mu metti xale yi di dee par des centaines mosu ko nangu sax reconnaître ñu naan ay centaines dee ñu ni moom ni 6 lañu am nañ fi dégg nga maam mbënd moo xam ne bii dafa tegloo xaalis bañ ca dugaloon te kenn rendu ci compte mbas mi ñëw tegu ci ak ay conséquences économiques et sociales yi mu àndal ñu gis niñ ko gérer te gis nga États-Unis tey ñëpp nangu nañu ba ci Anthony Fauci ni bu doon ni ñu gérer mbasu France ci lakk leadership bu Trump moo indi américains yi yore 20% des morts alors qu'ils sont 5% de la population mondiale kon leadership c'est-à-dire njiit dafa am solo te ñi ñu gérer mbas mi ba Sénégal ñu ni woon mooy premier deuxième ci juróom-ñetti dëkk rek ci àddina bi yoo xam ne yi ñoom lañ doon calculer te man xam naa àddina bi topp xool naa réew yi doon xam ne ñoo doon kii réew yu bare yu doon xam ne ñu leen doon cité man exemple bokkuñu woon sax ci ju natt yi waaye ñoom ne woon na ñoo deuxième ñu mujj itam dafa 16 pays de la CEDEAO boo nattee Sénégal population ak li nombre ci dee ak ñi ko infecté ñooy ndadde kon soxla woon na tamit divertissement ci loolu Sénégal yaa ngi koy nag conséquence bi nit ñi tey xëyu gi ñu doon amatuñ ko la pauvreté a augmenté taux de croissance fictif bi ñu amoon sax amatuñ ko mi ngi ci zéro yëpp dëkk bi ci tar la gën a jëm donc il fallait que mu créer loolu. mais donc est-ce que donc ñun dañuy yaakaar ni il fallait que ñu créer un complot mais et je dirais mais parce que complot bi ñu koy créer dañ ko liggéey. mais dafa am élément yi def la c'est-à-dire liggéey bi mooy lan liggéey dañ ko liggéey parce que xam nga yow ban dëkk nga fi gis ci bu am mbas boo xam ne bii da nga jël sa président de la république ni ko tey yaay buur yaay bumi yaay président de la république yaay président assemblée nationale ndax tey jii Macky Sall moo jiite assemblée nationale yaay yore justice c'est-à-dire que pouvoir yi nga xam ne dañu leen waroon séparer bu ci nekk am indépendance am loolu mooy république ñun ñëpp ñu bokk ko pouvoir yooyu Macky Sall daf ko jël aakimoo ko ci tëyam te loolu daf ko préparé woon loolu mooy ni ñun xam nañ ne loolu yëpp dañ ko préparé woon pour que bu ñu defee lii kenn du yëngu bu ñu defee lii lu mu bëgg a def ci gaawantu rek bu mën ko jël def ko kon ñun yaakaar nañ ni lii c'est un coup parce que d'abord balaa ma egg ci dossier bi nag loxo yàlla ci dugg rek waaw loolu rek la parce que. yeggal ma ci dossier bi. waaw dossier bi nag man ci dëgg sénégalais yu bare damay tàmbale ci dem ca salon ba xam nga ndaw si dafa ni Ousmane Sonko bi mu jëkk ñëw ci salon tabaski la woon. waaw patron bi. waaw patron bi madame Coulibaly bésu tabaski la woon nga rey sa xar togguloo wàjj sa yàpp togguloo ak sa njaboot waaye nga dem bàyyi sa yëpp dem ci kër goo xam ne ñoo tam ñi ngi rey seen xar ñëw ni leen dama bëgg ngeen maase ma te kër ga mu tànn 150 mètres carrés la jëkkër ak jabar ñi ngi ci am seen kër gu ñu dëkk ak seeni njaboot defar fa salon waa 150 mètres carrés nga am ci salon am jëkkër xam nga loolu xat na kon benn ba mu fay dem dafa demoon ngir ni kii famille ya fa ne
ba mu demee gis ko ba xool seen i këyit mais tam mu gis ni lii kat yaakaar naa ni c'est décent moo tax mu dem fa ndax yaakaar naa ni kuy jël salon boo xam ne nga fay def lu ñaaw doo fa jëkk ak sa doom doo fa jëkk ak sa jëkkër ndax xam nañu sénégalais yëpp bëgg nañu jàpp protéger seen sëy. absolument waaw kon doo fa jëkk teg sa jëkkër mu ne ci kër gi di ko fa nekk nga koy bàyyi ak ay jànq sax bay dem hôpital donc xam nañ ni dafa dem ci famille bu am business ci biir kër gi mais ñaareel ba salon de massage ñëpp nga naan lu tax mu sangu mais piscine sax boo cay dem balaa nga dugg ci piscine da ngay sangu salon de massage bés bu ne ma dem ci man mii da ngay sangu ñu soog la massé xëy na nag sénégalais yu bari xamuñu loolu ma yeelat ma egg ci loolu parce que ñu bari ñu naan waa sangu bi lu ko ci mais sangu mooy da ngay sangu balaa ñu lay massé parce que yow doo jël ni maaj koo xam ne ki mën na am ni ki toog na ñetti fan sanguwul donc foog mu set ci yaramam ñu soo ko massé waaw mais boo demee ci salon de massage bi nga dugg nii xale bi te man ñeme naa wax ci lii ndax man ay ati at dama liggéey ci affaire violence violence physique violence psychologique violence morale dégg nga loolu yëpp dama ci liggéey violence sociale te dinañ dugg ci violence yu bare yooyu yëpp ma xuus ci tuuti affaire xale donc bu ñu nee xale bu jigéen dañ ko chiffrer ci àddina bi yëpp premier élément bu ñu naan nañ ko def mooy certificat médical man def naa campagne dans beaucoup de pays africains et dans le monde pour ni jigéen bu ñu nee dañ ko siif wala ñu siif doomam centre de santé wala hôpital bu mu njëkk a dugg na certificat médical de gratuit parce que xam nañu c'est l'élément essentiel pour prouver qu'il y a eu viol. Absolument. waaw qu'il y a eu viol qu'il y a eu intercourse comme on dit qu'il y a eu rapport sexuel et que am na viol. waaw kooku foo dem ci àddina bi loolu la ñuy def jooy nañ ko xale bi dañ ko donc bi mu nee dañ ko siif certificat médical bi génn dafa ni ça fait des heures plus de fukki ak waxtu ak juróom yoo xam ni relation amu fi dégg nga àndul ak kenn. kon siif boobu tegg nañ. kon déjà nga xam ne loolu mooy évidence numéro 1 te kooku juge bi mënu ko fi dindi parce que loolu mooy élément numéro 1 leneen lu ñu fi indi man ay wax ak waxit sax loolu mooy li jiitu man certificat médical bi ba ñu ne loolu rek wax la man ñii waroon nañ ko fi di waaw te médecin bi ko def Ousmane Sonko gisu ko xamu ko ñoom ñoo ko fa yóbbu kon déjà loolu bi élément la boo xam ne bii c'est un élément bu am solo ci àddina bi yëpp mën ba ñu jëkk a seet ñaareel ba ni xale bi mu nee bi mu ñi xam ne ñi ñoom na nekkoon ak moom ci kër gi seede nañu te xam naa ne bi ñu ficelé lii te parce que dama naa encore une fois complot la bi ñu koy ficelé xalaatuñu woon ni am na ay nit yoo xam ne yii nii ay nit yu màndu lañu ay nit yu wax dëgg lañu te dinañ wax lu mu demee te xale bi dafa nekk xale boo xam ne bii xale bu xaw a léej la ñu seddal ko te loolu Sénégal la ñu dëkk ku am doom jox léej dañ lay massawu waaw xale bi ku xool jaar-jaaram nga xam ne c'est une victime de la société c'est une laissée pour compte ndaxte ku sa xale bu jigéen bu nekkee xale ñàkk yaayam rek déjà encadrement ba ca waroon lu bare parce que yaay dafa am solo ci doom ju góor ak doom ju jigéen mais yaay dafa am solo ci doom ju jigéen waaw soo ñàkkee sa yaay te amuloo encadrement bi ci war kooku dafay metti ñu jëlee la xale yoo xam ne ñu leen di jëlee ci région yi ñu ñëw ci Dakar ak Dakar ni mu mel te nekkaloo encadrement boobu di nga neex a këf waaw kon loolu daf ci dugg mais élève donc xale bi am na version yi parce que yi mu nettali yépp ni dañ ma siif ñeenti yoon te loolu tam dañ ci war a dellu si ndax viol boo waxee xam nga man Amérique ba ma fa yàgg jàng fa jàngale fa liggéey fa Nations Unies te liggéey nag ci kuréelu Nations Unies bi nga xam ne bii affaire yu jigéen lay toppatoo dañ ko am na Nations Unies kuréel yoo xam ne dañ leen jox jigéen la ñuy toppatoo ñeneen ñi xale man maa doon jiite woon lépp luy département koom-koom ci àddina bi ci kuréel googu mais avant loolu dama nekkoon directrice régionale jiile fukki dëkk ak juróom-benn ci CEDEAO ñu affecté ma fii ci Dakar ma def fi ñaari at de 2000 à 2002 liggéey fee ay jigéen yu xarañ ku ci mel ni Aminata Touré programme de violence bi ñu doon def ak de VIH sida
moom moo ko yore woon moom laa ko tegul ci loxom mu yore ko di ko dawal muy suñu ancien premier ma koy nuyu muy sama rak di nit ko baax mu Aminata Touré ñu bare xam nañ ko ci liggéeyu viol donc xale bi bu dee yow dañ la violé nga ne dañ ma violé ñeenti yoon d'abord dafa ne dañ ma violé le 31 décembre te ndaw si patron bi nee na xale bi le 31 décembre liggéeyul te ne nañ ko violé ñaari yoon ci bés booba mu jóge ci got donc déjà kooku tegu na loolu mais dañ ma violé ñeenti yoon ñu xam viol te loolu moo tax ma ni lii dafa diis ndax ñi ngi instrumentaliser problème bu diis bu rëy bu xóot bu metti muy viol ñu jël jigéen ñi dañ ma siif benn yoon jooyuloo yuuxuwuloo demuloo police waxuloo ko kenn nga ne def ma fiif ak ñaari fetal mais wax dëgg yàlla te foofu laa waxee ni journaliste étranger yi bu ñu nettali comme RFI nga ne dañ ko siif war nga kat ki ko siif tam nee na def ko siif ñeenti yoon ak ñaari fetal ak ci ay dat ay bés yu bokkul loolu war nañ ko wax. te yow mosuloo wax kon nga jàpp ne RFI dafay orienté ñoom seen. ah oui RFI dañ naan rek Ousmane Sonko opposant sénégalais dañ ko jiñ siif. léegi mi ngi li ma jaaxal sax man ci siif boobu ki ñuy siif mooy woote di wax ne diw kañ lay ñëw. waaw boobu foofu laay ñëw. mais moom RFI ñoom ay journaliste lañu am nañu accès ci dossier parce que léegi c'est public. waaw mais amul fenn fu ñu nii kii ko siif ki dafa ne dañ ko siif de façon déterminée ak menace de mort te musul wane musul daw musul yuuxu musul boole musul dem police te tamit balaa kii ñëw sax moom mooy woote naan kañ lay egsi. ñaareel ba waroon nañu ni ñi ko jël si keroog ba mu ne dañ ko siif bu mujj bi oto bi ko jël si ki ko jël si ci oto bi c'est un militant du parti de Macky Sall kooku nag dafa indi lu rëy loolu boo ko liyee ak li am démb oto bi ñu jàpp ni oto police la ñuy fekk ci ay jumtukaay yoo xam ne dañuy def surveillance ñu fàttali ko nag Richard Nixon bi muy lekk Watergate l'un des plus grands scandales des États-Unis ba mu démissionné ba son parti parce que c'est un républicain parti républicain ñoo summi ndombal tànkam ñoo ko impeach parce que ñoo doon majorité te ñoo ko ñëw ni ko teggal sa tànk parce que da nga doon surveiller le parti démocratique ci seen ay sièges waaw te loolu am na ñu naan ñëpp politiciens bi dañu surveiller déedéet kooku c'est non loolu dafa am yoo xam ne yii. mais vocation police sax. police loolu du liggéeyam. politique ce sont les moyens de l'État mais ñaareel ba état surtout koo xam ne que da nga toog ci donkaasi gi jiite réew jiite parti loolu waru la te kooku démocratie daf ko teggi te loolu képp ku ko def ngay njiit war nga xam ne. def nga lu te war nañ ko boole ci journaliste buy nettali. boo tuddee siif war nga tudd certificat médical ba. ne waaye certificat nee nañ ko siif de waaye certificat médical bi nee nañu lii amul xale bi wax na ko de façon répétitive dégg nga dañ ko def ak arme ña nekkoon ca kër ga fekke ko te muy 150 mètres carrés boo xam ne bii kër ga ak kii fa la nekk bunt bi di ubbeeku dégguñu dara ka mu doon liggéeyal déggul dara moom moo doon laajte donc dossier bi wax dëgg yàlla dafa fekk ni Ousmane Sonko la moo tax ñu ni dañu ficelé woon dossier seet nañ ko seet fu ñu ko mën a jàppee mënuñu ko jàpp ñu surveiller ni xëy na bu demee ba foofu mën nañ ko wax si Sénégalais yi bu ñu déggee salon rek de massage danaa salon mais man damay dem ci salon de massage. foofu la ñuy wax ne est-ce que il n'a pas prêté le flanc. mais man damay dem ci salon de massage Pape Alé dama fay fekk ay góor yu massé wu. xëy na salon de massage ba dem ci Almadi ak salon de massage bi nekk Sacré-Cœur. xëy na li leen wutale xëy na mooy c'est plus moo gën a rafet xëy na wala moo gën a kii mais salon de massage xale yi fa ne di massé duñu ay kinésithérapeute amul fa benn salon de massage Sénégal kinésithérapeute yi fiy massé ils sont très peu on n'a même pas beaucoup assez de kinésithérapeutes au Sénégal donc quand les gens disent que kinésithérapeute yi ñoo war a massé moo tax ñi nga xam ne ñu jàng médecine seen njàng nekk ñu jëm ci mbirum massage ñooñu ñi paralysé la ñuy massé ak mais bu dee da ngay massage sa yaram ndax da nga am ginnaaw guy metti wala yooyu li ci bare
ñu bari dañ dem salon de massage te góor ñi dañ fay dem man dama dem salon de massage góor ñi dañu dem sangu dugg ñu massé leen ñu ñibbi kon sénégalais bi ñu xam ne tamit am na mi nag salon de massage ak salon de massage ku jël sa benn kër lu wee ko fële def ko sa benn néeg def fa salon de massage góor ñi dugg ak di génn bokkul ak salon de massage bu ne ci kër borom kër ga di jigéen ñuy sëy nekk ak jëkkëram ñu moom seen salon de massage ñoom ñaar ay xale ne fa di liggéey dégg nga ñu formé leen li leen nii ngay massé ñu massé bi ñu loolu ku ne am nga droit en tant que citoyen dem massé wu ji mais nag entre massage nit ñi nañu xool wax ci entre dem massage kooku sénégalais yi actif mais kooku c'est dafa mel ni géej dafa rëy c'est comme le jour et la nuit loolu moom li ñu teg bëgg a teg ci ndodd Ousmane Sonko dafa bokkul ak dem ci marché kon nag nañu teg fële affaire u tax bu dem fag li ñu xool mooy chiffre gi ñu tegal ak évidence yi nga xam ne yi suñu borom li ñu nasoon yépp dañu di poole waloon yàlla moo tax yàlla génne lii war ñu ko kon nag tey bu ñu jógee ni waaw ñu daal essayé nañu taloon def tout tax ñu ni complot la gisoon nañu loolu mais léegi jóge nañ ci loolu gis nañu évidence bi au lieu ñu xuus ni nga xam ne ñi dañu ni xale bi dafa doon talante ni ñu génne seen i téléphone pour ñu ngi jàpp téléphone nit ñi nañu génne téléphone ñooñu wane seen i base de données nit ñi gis ki ko jëli nañ génne téléphone am avocat bi ñuy wax nañ génne ay appel am ñeneen ñi mu àndaloon dégg nga nañu génne seen numéro de téléphone xool appel yi ñu def saytu ko mais defuñu ko ñoom daal ñi ngi xuus fi leen neex jóge nañ ci loolu jàpp ay nit yoo xam ne ñu leen jàpp arbitrairement fekk leen seen kër arrêté leen yóbbu leen ci yóbbu yi ñu ñaaw te kooku Macky Sall addinaa ma ngi yàqu ci daram yàqu na ci addina bi parce que tey fu mu demati danañ ko laaj yow Sénégal la nga fa def foo ko teg ak noo ko defee mais léegi foofu laa la bëgg a laaj Yacine Ousmane fan la teg na du wuyu ji xam nga Ousmane fi mu teg ni di wuyu ji mooy indi dossier bi fi mu jaar commencement ba tey xam nga demoon na jàkkaarloog Sénégal yi ni leen député la bu ñu ma wooyee te awale ko ci yoon dinaa wuy ji fi mu teg ni di wuy ji fu dëgër la ndaxte yow bu dee yow xam nga ne sa aqulaayu taaleen tax jiñ nañ la dara waaye yow jàkkaarloo nga ak Sénégalais yi xam ngeen Ousmane Sonko bu doon dafa laal ci li dara kon du ak di jouer son avenir politique jàkkaarloo ak Sénégalais yi bind jàkkaarloo ak ñoom plusieurs fois wax lu mu wax ku déglu Ousmane Sonko démb xam ni xeli ni ku suuf di waxee noonu mais surtout bu dee dossier bi dañ ko awale ñu am di évidence yépp c'est-à-dire que preuve yi yépp accablante contre le viol mais surtout accablante contre l'État parce que couvre-feu ku ñu jël si ñun la nga jaar gën jël si nit jigéen indi oto bu ñuul kukk man mi Yacine Fall mënuma ko ñu wax la nga waroon na topp ñu ko nga tëb loolu yépp daal di awalee fi nga xam ne fii ni laar en une journée ñu ànd ak gaawantu bi ñu gaawantu ci benn bés jaar ci juge d'instruction jóge ci loolu kii nu mu procureur ministre de l'intérieur bind assemblée daal di mais jëf yi dafa gaawantu nga jóge ci loolu ñu teg commission xanaa yow dañu ni yow kii député la dañu war a dindi malaanu kiraayam yéen député yi yéen la ñu sant ngeen teggi malaanu kiraayam mais malaanu kiraay moom balaa man ma koy teggi man député mais danaa xam lu tax su may jël responsabilité di voter ci lii ma nekk opposition nag wala ma nekk ci pouvoir bi mais dinañ ma wax lan moo waral man député maa ma ko def mais loolu foog ñu jox ma preuve yi fa ana enquête bi mais yow joxuñu la benn kayit dañ leen nga kaay nga voté dëgg la nag Macky Sall am na majorité mécanique ba lu ko neex mu def moo tax man la mooy président assemblée nationale man Sonko ñes wax na ma ko mooy président de la république mooy jiite justice bi mais nag am na député yoo xam ne yii nii ay député la ñu yoo xam ne ñoom tamit dañu nekk opposition ànd jox Ousmane Sonko parti ba présidentielle yi jotee ñun ñii dañu amoon suñu bopp ñoom ña nga woon te gannaaw Idrissa Seck donc kenn mënul wax ni ñooñu dañuy faral Ousmane Sonko ku ci ne da nga yore sa parti dégg nga di liggéey mu ci ko xam ne kii ni Aïda Mbodj elle était ministre de la femme au Sénégal xeex fi ay loi yu bare
ci Sénégal sur le viol xeex fi ay lois yu bare yoo xam ne ñu ngi ko jaarale Union africaine ak Ablaye Wade ñu indi ko fii mu awale ko fi kon defe naa ni Aïda Mbodj ci réputation bi mu am ci àddina bi ak ci partem conférence mondiale yëpp mu dem ci Ousmane Sonko jaralu ko mu ko yàq ak xulaayu taalam nag la topp bi ñu awee ba xool ni ñoom pendant que ñi ngi waxtaan méthodologie bu ñu aw c'est-à-dire que yan yoon la ñuy aw pour waxtaane ko ni ñu d'accord nañ ni nan la CRAI bi chronologiquement ni lañ ko awee c'est-à-dire lii la ñuy xool lii la ñuy discuter lii la ñuy aw ni la ñuy voter lii la ñuy décider di ko waxtaane ngeen ni coppet jël seen gendarme bind seen lettre jox ko ni ko demal nga convoquer Ousmane Sonko ni ko na ñëw wuy si kon nga xam ne déjà thèse complot bi lu ñuy gën a dem rek ñoom dañu yàkkamte ba ñu tàggale ko ak seen sago tax yow yaa ngi toog ñu bokk di waxtaane lii ci biir comité ad hoc bi ñu créé dégg nga commission ad hoc bi ñu créé nga daal di coppatiku yëgaloo ma man mi ci bokk dem envoyé gendarme ni maa ngi convoqué ki nga xam ne kii moom moo tax yéen ngeen toog fi ñuy waxtaane lii lan mooy nekk aboutissement lan mooy nekk kii xam nga kooku déjà dafa jaxase xol te dafa nekk loo xam ne lii nii teggi yoon la encore une fois c'est un recul de la démocratie parce que nag loolu mooy faagaagal assemblée la ak ñàkk a respecté institution yi te nag Macky Sall ñàkk a respecté institution yàgg na ci moom ndax fi la jël xam Amadou Mahtar Mbow ñu jóge ci assises yi mu nangu assises yi ni bu may faloo dinaa appliquer li assises yi wax ci institution mu jóge ci loolu mbas créer commission ni saytu leen ma naka la ñu mën a taxawee ay institutions yu baax au Sénégal defoon na ne xëy na bu ko joxee suñu papa Amadou Mahtar Mbow dana ko wax lu mu neex waaye booba xamul kooku moo tax kooku dafa xeex ci Nations Unies xeex yu kenn mësul gis ak américains yi ànd ci principe am ba ñu bëgg ko wàcc kenn mënu ko wàcce ndax dëgg kon kooku Macky Sall jaral ko mu wax lu mu liggéey bi mucc ayib jox ko un rapport sur les institutions mu teg ci kuddam comme il dit moom lu ko neexul rek conc bi la ciy teg xam naa conc bi war na 10 10 na kay ndax du ku ndaw waaw kon nag lu nii rek mu teg ko ci mu teg ci concam kon donc man naka laay fexe toujours pour faagaagal institution yi nga xam ne yi moom nañu parce que faagaagal institution mënul weeru mu yes loolu looy booy complot sax te nga yow sax am sa majorité mécanique mais rafetal ko awale ko ci yoon au moins sax waddal complot bi bopp mais yow yaa ngi complot ba amatuloo sago yàkkamte ga Ousmane Sonko Macky Sall daf ko yàgg a bëgg a jàpp ni ko nuus ba amu ci sago mais nag dafa yàkkamti ndax loolu moo waral ñuy def rek ñoo pare wuñu rek mu daal di yénne gendarme mais ko dama nga jëli ko woo naa la benn yoon nga di ma woo bi nga ma woo du yoon ndax député laa kenn du ma convoqué dama wuy si nga ni kon nag xaaral ma créer commission ad hoc balaa commission ad hoc man dama yàkkamti dama leen ngeen jëli ko allez va le chercher mais bu ñu lever immunité parlementaire est-ce que amul risque ñu yónni ay gendarme par la force moom mandat d'amener ñu jël ci par la force Ousmane Sonko xam nga li wër te wër mooy ñun dañu topp yoon dañu ni woon bu dee ni yoon wi ñu war a aw commission ad hoc ñu seen méthodologie toog bu dee député yi dañ ñi nga xam ne dañu toog ba ñu ni ñoom lii tee na seen xel doyu leen bàyyi nañu ñu remplacer leen ba ñu war a nekk 11 9 lañ fi mu nekk nii bu ñu matee 11 yooyu loolu la xam nga tamit du ñu am ay texte am constitution dégg nga mu am lu ñu bind nii yoon nii lañ ko looy def nii nga koy amee constitution Sénégal lépp ngi ci moom procédure rek la sax du sax ay lu ñu interpréter soo waree def lii 11 ngeen war a nekk sama sët bi am 4 ans sama 6 bu ma ko ne compter ma 11 mu compter ma ko ci wolof ak ci anglais ak ci français mu compter ko ñu ni 11 la boo ko compter nga ni lii daal fukk ak benn yii la ñu soxla ñu voté waaye loolu ko yomb na yow nga daal di jalgati dem nekk 9 kon nag commission bi déjà mi ngi def lu illégal c'est-à-dire li muy def li wàcc na yoon waaye yow bu dee yow da nga def loo xam ne da nga wàcc yoon fan nga ko teg pour voter xam nga Sénégalais yi naan Ousmane Sonko na wuy ji tamit nañu xool yëf yi ni mu demee nañu xool affaire bi ni ñu ko awalee nit ki doo dem naan yéen da ngeen ma bëgg a rendi defuma leen dara nag mais paaka bi ngeen may rendi yéen ko yore muy melax ñun la kaay man kañ damay taxaw nag fi ma dëgër jafandu
waaye nag duma leen ni kaay nga ma rendi ma tooñu ma leen defuma leen dara ñu ne waaye kaay rek dañuy waxtaan ak yow tey may woon paaka bi ah tey na xel loolu moo tax ñu ni Ousmane Sonko tey jii pour répondre à ta question bu dee ñoom def nañu seen commission def nañu seen plénière jël nañu seen décision à 9 personnes ni nañ lever immunité parlementaire te xam nañ loolu lañ def parce que dañu am majorité mécanique ñoom nañu Macky Sall député Macky Sall lañu du mu député askan wi bu ñu defee loolu ni dañu malaan kii de mais c'est illégal te Ousmane Sonko dafa taxaw ba tey c'est un républicain dafa taxaw sur la légalité xam nga nag dafa am loo xam ne lii sax dafa c'est illégitime te dafa légalité am na mais légitimité tam dafa am lii amuñu légitimité te lu yenu maanaa ak luy yoon ak lu nit mën a dégg nga topp ko boo ko toppalee nga taxaw tey ñëw mi ngi mel ne man maa moom sama kër di sama borom kër nekk fa ak sama borom kër ñu nekk suñu kër nga ñëw yow tey ñëw ni fa diix toog ni ma xale yi tey maa leen di yor maa leen di war maay wax li ñu fiy togg añ maay wax li ñu fiy def yéen nag yéen da ngeen di àndal ak man mais loolu yëpp est-ce que bu amee tamit mais loolu bu amee Pape Alé manque de détermination sénégalais yi si la bokk aussi waaw mais waa gis nga ñun bàyyi rek gis nga ndox foog ñu pousse ko ba mu xam ne mii li franc tubaab naan ça saute aux yeux c'est-à-dire que ku xamul woon di nga gis ci dëgg-dëgg ay la yëwan ñu topp ñu yoon topp ñu institution lu ñu bëgg mooy jàpp nit rek waaw parce que lu ko waral li waral loolu mooy Ousmane Sonko bu muy jiwlee ñu xam Macky Sall violence bi mu àndal moom mooy wax appel à la violence mais moom moo ànd ak violence parce que xale yi ñu jàpp yëpp ku ci nekk defuñu ko dara nit def na fi lu weng ay député yoo xam ne dañuy def loo xam ne lii flagrant délit mënul weesu ngay député taxaw ni kaay leen ñu jël ay jaasi ku ni président am troisième mandat ñu rey la dal sa kaw woote sax sa xeet ak sa waaso waxuñu la xuli xa waxuñu la ko tey ñu ni bu ñu nee nii rek jël suñu armée jël suñu police jël suñu gendarmerie jël suñu et xam naa nañ ci boole armée dem kër nit dajji ay buntam indi ay kii toj en civil te loolu c'est de la provocation guddi jël na ko àddina bi gis bu dee loolu la Macky Sall bëgg a def jaral na ko jël Ousmane Sonko fekk ko këram di ko jàpp di ko yóbbu son opposant bi nga xam ne mu leer ko ni bis ci moom Macky Sall boo ko yeewoon xaaju guddi ni ko ba def ak élection Ousmane Sonko tey kuy gagné mu ni Ousmane Sonko gagné ma mu leer ci Sénégalais yëpp ni ce sont opposant ba même les opposants tey nangu ne Ousmane Sonko tey c'est le plus grand opposant de Macky Sall c'est le leader de l'opposition moo tax démb kii sa waaja jam na ko de Alpha Condé nee na man mosuma tëj sama opposant tëjuma ko mais am na ces pays qui s'appelle démocratique tey tëj nañu seen moom ngaa mës na tëj waaye dañ naan picc mu lakk bopp da ngay bujj ko lakk bopp ni yow waaw ndax mi ngi koy gaaruwaale sax kon nag tey jii bu ko bëggee jàppi na ko jàppi mais nag bu ko jàppee ba pare dinañu wax ban viol la koy accuser viol bi dinañu wax naka lay ban viol lay accuser Ousmane Sonko parce que est-ce que du ko jiiñ insurrection wala mais Macky Sall xanaa bu ko jëree insurrection kon dañuy jàppe Macky Sall xanaa ñun tam bu jëree Ousmane Sonko insurrection kon ñu jàppee Macky Sall ndax Macky Sall moo taxaw fii ci kanamu Sénégalais yëpp ci rajo yi gis nga Macky Sall gaa yi naan dafa muus mais làmmiñam moo ko dugal ndax bu yaramam tàngee rek lu ne mu wax ko ndax Macky Sall moo fi naan ne allons dañuy fekk Abdoulaye Wade au palais ñu génne ko déloger ko au palais ñu génne ko ci biir palais bi moo tax dañ dem palais ñu dugg ci biir ñu tuqati Abdoulaye Wade di génne ko sànni ko ci biti insurrection lu ko raw loolu lu raw insurrection ci loolu mais wax na ko fi mais li mu jaaxal mais nguuru Macky Sall segment boo gis ñëpp ngi na patt noppi di seetaan yow xam nga société civile kilifa diine yaa ngi toog di seetaan lu ko waral man yaakaar naa ni société civile mouvement citoyen jóg nañu opposition bi jóg na organisation des droits de l'homme yi faaga avertir nañu bon ci avertissement la ñu mën a yem parce que ñoom nee nañu foog ñu gis action am wala dara am dégg nga
violation bien que violation yi moom xanaa ñuy xaar jugement bi génn la ñuy xaar xëy na kon kilifa diine yi nag sama xalaat de man nekkuma seen xalaat mais dama yaakaar ne ñoom dañu ni ñoom Macky Sall duñ ko ñaanaati dara ndax ab Macky Sall Ablaye Wade moo gënoon jóge Touba Macky Sall foofu Ablaye Wade gënoon jóge Touba moo gënoon jóge Tivaouane képp bépp njiit mais bi ñu fi nee nuus doomam jàpp ñoom ñëpp ku ci ne ñaan na Macky Sall baal ko seetul ni moom ba ko Ablaye Wade di bëgg a tëj fu dee daw na fa ni dimbali leen ma bu ngeen ma bàyyi la def may tëj ñu ñaan Ablaye Wade bàyyi ko waaye moom ku ko ñaan faalewu la Macky Sall faalewul benn kilifa diine respecté wu leen loolu kilifa diine bu ñu ko xamee xëy na loolu moo tax ñu màndu ci di xool nag gëw ma ne nag kilifa diine yi dañu toog rek de kilifa diine yi ñu ngi xool Macky Sall ba xam fan la bëgg a jëme réew mi ndax nag lii du Sonko lii c'est un projet de développement c'est un projet de souveraineté lii projet la bu Ousmane Sonko teg ak ñun ñëpp ñu teg ko ngir soppi Sénégal man am naa juróom benn fukki at ak juróom-ñett ñaari at ma dese ma am 70 ans du ma jël sama temps liggéey sama àddina yépp Nations Unies dëkk ba nekk directrice de division man yor sama bopp samay doom ku ci ne mag nga yaa ngi yor sa kër yor sa bopp may nekk di def dara jaralu ma ko wutuma ci añ wutuma ci reer wutuma ci leneen waaw teraanga bu ne yàlla jox na ma ko maa ngi koy sant bu baax di sant samay waajur kon man du ma jóg di wax loo xam ne nii ay caaxaan la projet politique bi nga xam ne projet de développement bi nga taxawal moo ma tax may tax wax Ousmane Sonko taxaw ma wax ma def ci benn parenthèse bu ndaw rek gis nga Ousmane Sonko am na benn professeur Diagne que je respecte beaucoup am lu mu wax ni Ousmane Sonko waa Pastef la mere pour ba gis Ousmane Sonko man 2019 laa ko xamoon naa ko nii mais 2019 laa ko xam ñu commencé ànd mais bu ñu ko xam Ousmane Sonko nga xam ne Ousmane Sonko bu demee ci salon massage ba xam ne légal na set na famille ya fa ne dina fa dem massage wu ndax Ousmane Sonko dafa foogul lu ñaaw barki dem laa naan sama borom kon Ousmane Sonko te lii nii wax nañu dëgg nag ndax man Sonko dafa ñëw sama kër ma may ko ndox mu naan ma jox ko boisson mu naan ma may ko aj mu lekk xam nga mënoon ne kii di 2019 laa ko am xam madame Fall mii soxna Yacine xëy na mu def na dara ci affaire bi pour posé na ma waaye ñaawul njort waaw waaye nag dafay dox ci Sénégal lu tax muy bañ ñu gis ko ndax fu mu romb nit ñi wër ko mbamb ko kii ko ma ne ba bu ñëw sama kër sax yenn saa yi dafay takk kawgalam pour ñu bañ ko te lenn naa la ko wax Ousmane Sonko avant loolu rek laa ko ne yow ñuy wax ma ne ko damay daw ma ne ko yow tax ngay dawal dimanche mu ne damay sama chauffeur bi nag xam nga foog ma may ko dimanche mu noppal ma ne ko yow waratuloo dawal yow kenn donc yaakaar naa ni seet nañu seet ni kii fan lañ koy jàppee du ci sàcc xaalis du ci sàcc suuf du ci leneen ñu gis xale bii dem fa mu doon liggéeyee son deuxième travail di fa xoslu ni man kat maay maase Sonko ñu ne ay wa l'occasion rêvée est là kii c'est une petite amul lu bare njarewul ndeyam. est-ce que du victime sax moom. c'est une victime xaaral ma jël ko manipuler ko nax ko mais xam nga xale bi tey jii gisuma ko tey Adji Sarr waaye rëccu na li mu def li ndaxte tey jii Sénégal ni mu yëngoo xamul woon ni portée bi lii ni fii lay egsi te tamit Adji Sarr du victime parce que ñun bu ñu def violence victime de violence dañuy wax tamit violence psychologique violence bi ñu def madame Coulibaly mii. c'est une victime de violence. Elle a été violentée dans son intimité elle a été violente dañ ko violenté ci àddina nekkinam dañ ko violenté ci dëndam dañ ko violenté ci am doomam xoolal xale bu ndaw une jeune femme jur doom dañu violenté doomam bébé bi elle est victime de violence war nañu porter Macky Sall plainte pour lu ñu def bébé bi xale bu judd amuloo sax amuloo mesewula sax kilo 800 grammes nga wax sa yaay soxla sa yaay am sa droit sa yaay teg la ci dënam yor la pour sauver le
nga dund ñu jël la am sa yaay di ko am njaay indi jóob pour rek bëgg ko forcer mu soppi waxam ñu dem ba di ko surveiller teg ko ma gendarme ci kanamam mais lii kenn mësu ko donc dama ni nit ñi buñ naan bu koy reporter ne Ousmane Sonko dañ ko accuser de viol nañu wax yépp nu mu demee ak fu mu jaar ba ñu xam ne beneen cas la ñuy seet mais cas de viol amu fi appel nag à la sédition et appel à la révolte dama ni on appelle à la résistance man Yacine Pathé Faradio maa ko wax Macky Sall du faagaagal suñu démocratie sénégalais yi jàpp ko wóolu ko lu mu mësoon wax démb weddi na ko lu mu mësoon wax ni daf koy def teggi na ko kaset yaa ngi fi lu mu mësoon diggee dindi na ko du ma fal sama frère damay def 5 ans du ma def lu ma fi waxoon yépp dindi na ko ba muy xeex dallam la daan sol dem fekk waaye naa maar ñi muy bandu xataal fekk leen ci seen biir néeg ya ñu toog ci suuf ni leen jàppale leen ma deuxième tour di leen sarxu fu ne mu dugg fa xamuñ bu ñu xamoon ñoom dafa ñu waraan mënul nag jël démocratie Sénégal téye ko ni man maay buur maay ba mu lu man neex laay def kenn mënu ci dara faalewu ma kilifa diine faalewu ma kilifa aada faalewu ma opposant faalewu ma droit wu kenn je viole les droits des gens comme je veux accuser nii taxal nii jàpp jabaru jàmbur jàpp Birame Souleye jàpp Guy Marius Sagna jàpp Abbas Fall ku ne nga tëj jël sa opposant bëgg ko tëj bëgg tëj ses bras droits mais lu c'est du jamais vu ba pare nga ne bu kenn wax jël institution yi faagaagal leen awale ay processus express ba pare nag nii bu kenn ni xulixa kooku mënul am te moom ci boppam moo ko doon wax moom ak Moustapha Niass Moustapha Niass moom fi doon naan xale yi xam nañu li ñuy def mënuñu nangu lii te tey la waalo gën a aay tey la gën a metti kon nag bu mu xalaat ni résistance du fi am moo yore nag les moyens de l'état ñun ñoo ko moom mais wax naa démb li leen bu xoolee Russie la fa am ana ko ragaloon Poutine wala naa ko ci réunion ku ragaloon Poutine mais ba nit ñi sëse dañu génn nit doo ko pousse le dos au mur nga koy bëbax ba mur ba damm mu daanu soo ko defee mu jóg c'est un instinct de survie. Instinct de survie mooy nit ki boo koy bëgg a xoj di ko bëgg a rey jàpp ko fi dina wéqu kooku yàlla moo ko def ci suñu borom moo ko def ci nit ñun ni mu ko defee ci ñun noonu la nekk ci démocratie dafa am bakkan day dund soo ko bëggee rey dina fekku te loolu moo fi ne tey ñu ngi ñaan nag xam nga nit jëmbar ko laa doon waxante ak ay xale man leen gis nga nit lan mooy nit ko xam ni kii dangay ñeme wax dëgg mooy nit ko xam ni kii dangay am ngoru boo juumee nga dallu gannaaw ni juum naa kooku nit ko am fit moo koy def gis nga fit ku ko am dëgg mooy taxaw ba xool ni man kat ay la yëwan li ma Sénégal yi dénkoon mooy réew mi dama ko taal Macky Sall ma bëgg taal Sénégal Macky Sall moom laay waxal da ngay laaj Sénégal yi réew mi wax leen woon lii sa aqulaayu taalaa waxloo woon leen ni dangay toog danga bëgg a toog def 3e candidature lu la ko mën a tere nga dal ci kawam bëgg fi toog à vie diggaloo ñu ko woon wonloo ñu ko woon waxloo ñu ko woon loolu mooy suñu problème gis nga dama ne xeex bii xeexu 3e candidature la du xeexu Ousmane Sonko parce que ñun ñoo ngi doon xam 3e mandat dafi am Macky Sall ndax di nga def 3e mandat daf ko précipité daf ñu tegal nag problème mu 3e mandat bi ci suñu kanam tey. te jotagul indi na ko teg ko suñu kanam ni dama koy indi wax yéen da ngeen di xam dama leen di bett nii laa leen di bette nag ma faagaagal nag ci woon 3e mandat nag indi nag samay ay loi tëral wan nit ñi ne indi ngeen dem naa Turquie feneen ak feneen jëndi samay armement dal seen kaw mais gis nga Macky Sall delloo si sa xel nga def preuve de grandeur nga dellu gannaaw loolu mooy leadership loolu mooy njiit du gu xilax njiit du jaay doole
njiit mooy xool ni ay la yéwén dossier bi dara newu ci comme que nee nga yow xamoo ci woon dara tey xam nga ci dara ndax laaj nañ la ko te kon ñëw nga ci dëkk bi see ko dañu xam nañ ne xam nga ci dara xam nañ ne sa loxaa nga ci mais tey comme yow wax nga loolu Sénégalais yi wanal ni nee ngeen assez c'est assez. très bien doy na. jërëjëf soxna Yacine Fall maa ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax ci ñëw bi nga ñëwoon tey jii ci biir émission autour du micro indi ay leeral yu am solo ci dossier Ousmane Sonko den sant den gërëm den di dajee ci beneen émission autour du micro incha allah.